maa ngi nuyu ñëpp di gërëm maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñu fi toog ñëpp di nuyu sunuy sœur sunuy yaay sunuy tante yu toog nii tey donc tey idée bi lu gën a tax ñu gën ko def parce que ñun dañu dëkk HLM nekk ay jeunes xalaat ne ñëpp si ñun la ñu war a bokk te dafa am loo xamante ne boo koy xëcc wala di si nekk il faut que nga xalaat ñëpp tey yàlla dafa def jeunes yi tey yàlla def yóbbu leen mënoon a nekk ku ne su ñun ñu nekk suñuy rakk comme ni nga ko waxee di xare parce que yàlla def ñu nekk doon liggéey yàlla yóbbu leen donc mu nekk loo xamante ne lu tiis la te ñun gëm nañ ne biñ doon jug di xeex dafa am lu bëri loo xamante ne ñu ko doon xeex te bu ñëpp toogee tey moment la boo xamante ne moment de recueil la mais moment de waxtaan te ñoo leen ñaanal di ñaan loo xamante ne ëllëg ñu bëri dañ si mën a mucc tey boo gisee ñu def concept bi dafa am xale yu bëri yoo xamante ne ay jàmbaaloon donc ñu fi toog ñëpp te HLM lañ dëkk te dañuy daan seen doole te ni ñuy daane seen doole mooy di dawal te li ñuy dawal dañuy daw rek pour seen njaboot ñii di daw pour seen yaay ñii di daw pour lu bëri te fii àdduna la te ñun dañuy gëm ne bu ñu nekkee ay jeunes dëkk HLM dafa am benn vision boo xamante ne dañ ko war a am par rapport ak ñëpp ñu fi nekk ñun nag li ñu mën a wax ci loolu mooy li ñu mëne mooy ay projet de développement yoo xamante ne dina laal ku ne parce que ñoo ñu xëccu ci mairie bi mais yàlla def na ne ñu nekk ay entrepreneur di xalaat par rapport ak suñuy administré par rapport ak jeunes yi parce que bu ñu nee collectivité locale ñu bëri dañ koy daw dañ lay wax ne la lii de domaine santé sport éducation mais xamuñu que HLM dafa am leen lu mu soxla mooy jeunes yi tey nga encadré leen wala leen yoonu liggéey boo xam te ne dina mën a permettre non seulement ñu am sécurité non seulement ñu liggéey ci jàmm ak salaam ñëpp xam nañ ne xale yi lu ñuy daw des fois dañuy daw ndax policiers yi dañuy nekk seen ay ginnaaw ñuy moytu te ñun nu ñu xalaat d'abord balaa dara ñoom la ñuy ñëkk a xalaat ba pare te moo tax jotaay bi bu amee lu ñuy ñëkk a def mooy sensibiliser xale yi wax leen ne ñun fàttewuñu leen mais ñoom it dañu war a jël engagement boo xamante ne ñun ñii di taxaw mu nekk ànd sukkali HLM ñu nekk benn mouvement boo xamante ne HLM lañ nekk am nañu ay projet de développement yoo xamante ne ñooñu leen xalaat donc ñëpp xam nañ ne Sénégal li fi manqué mooy encadrement te si loolu ñun am nañ si ay projet yoo xamante ne en tant que entrepreneur xalaat nañ si parce que tey duñu yem si lii rek tey ñoo ngi xalaat assurance maladie ñoo ngi xalaat assurance boo xamante ne bu ñu amee benn problème dañu mun a am ay protection da ngay gis xale buy daw mbëkk kenn yàlla ñu am problème soit dañ koy déférer parce que amul ay papier donc loolu yëpp ñoo ngi siy xalaat moo tax ñuy lancer concept bi di leen jox gilet jox leen casque mais en même temps pour première phase ñu def benn formation ci permis en partenariat avec Moustapha auto école mu nekk moom it benn membre ci ànd sukkali HLM nekk koo xamante ne ku baax par rapport ak lu ñu ci jàpp li may wax foofu xam naa du bëri parce que temps bi duñu ko may mais damay lancer ay message yoo xamante ne par rapport ak jeunes yi fi toog donc man damay wax ne HLM laa juddoo fii laa màggee mais dafa am engagement yoo xamante ne par rapport ak citoyen bi nga nekk par rapport ak jeune bi nga nekk dafa am loo xamante ne du ñu bàyyeti muy jàll moo tax ñun ñu taxaw xalaat ne ñun war nañu mën a jiite HLM donc te vision bi ñu am vision loo boo xamante ne par rapport ak suñu dundin dëkk suñu dundin koñ suñu dundin gox te yaakaar nañ bu ñu yàlla defee ñu toog ci mairie bi dund ñu bëri dañuy changer parce que am nañu ay projet de développement ci domaine yëpp muy santé muy éducation muy sport muy finance muy lu bëri parce que ñëpp xam nañ ne tey mën nañu xuus tuuti rek ci ma wax tuuti ci programme bu ñu xalaat ne bu ñu toogee ci mairie HLM mën nañ ko mën a dérouler parce que moment yi bu amee dañ koy faral di wax te jeunes yi tey dañu soxla espoir boo xamante ne tey moom la ñu yaakaar pour lii ñu ne mu mën a changer tey ñu fi toog am na jeunes yoo xamante ne tey am nañu ay master 2 loolu yëpp liggéey moo fi manqué te boo xoolee ñi nekk ci collectivité locale yi boo leen waxee tey muy maire yi dañ lay wax ñoom mënuñu créer liggéey te loolu man gëwuma loolu dama gëm ne
da nga war a créer loo xamante ne tey dina mën a permettre say administré wala ñi nga nekkal ñu nekk si conditions yu normal donc si loolu ñoo ngi siy xalaat si domaine santé am nañu benn projet boo xamante ne d'ici 2 mois dañ koy lancé mu nekk projet boo xamante ne assurance maladie donc en terme entrepreneuriat jigéen ñi ñooñu xalaat ay financement de projet yoo xamante ne day nekk lu concret parce que boo déggee financement rek ñu bëri dañ yaakaar xaalis la te fii koo fi jox xaalis defe naa dafa am ay situation bu muy dund dina ko mën a permettre mu tuur ko si kër gi te loolu gis nañ ko donc moo tax ñun nag ñu tudd ànd sukkali dañ jug pour sukkali waa HLM donc suma yaay yi toog bi ma toogee seeti ko ñu waxtaan am na lu bëri lu ma métti parce que bi may jug di xeex yàlla def ma jël 3e ci élection yëpp passé xëy na man du ma gañoon xale yii yëpp yii nii du ñu dem parce que amoon naa projet boo xamante ne pour xale yi yëpp la xale yi ma toppoon ñu bëri tey ay chef d'entreprise lañu te ñoo ngi liggéey te ñun tey yàlla moo ñu nattoo loolu ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne dañu war a servir suñu gox man yaakaaruma kenn ku dul jeunes yi fi nekk tey ñu bëri dañ daw dem ci ay coalition man yaakaaruma Khalifa Sall yaakaaruma Sonko man HLM laa am sunu coalition bii ñu jóg dañuy dem élection ñun teg nañu xaalis pour dem élection ñi fi nekk yëpp tey ñu bëree bëri yaakaar nañu lu dul nax population bi te loolu foo taxaw dañ koy wax tey du Khalifa Sall mooy defar HLM du Sonko moo koy defar ñoom nañu gëm ne bu ñu bëggee tey li ñuy wax nit yi dégg ko nañu yëkkati seen loxo mais dañuy wéeru si ay calcul te malheureusement population bi des fois duñu comprendre te nit yi dañ sonn tey 2 fois mooy nii Khalifa Sall moo ñu gagné mais HLM gisu si boppam te amul dara man en tant que président commission lu ne def naa ko di xeex ak maire bi pour intérêt HLM yóbbu na ma tribunal ma xeex ak moom lu bëree bëri parce que dëgg mooy mujj te dëgg mooy dëgg te li ñuy ñaan mooy loo xamante ne tey tôt ou tard dëgg rek la te maa ngi sant ñi fi toog xam naa du gudd te maa ngi gërëm ñëpp waaw jërëjëf. maa ngi tudd Moustapha Guèye dëkk fii ci HLM 4 nekk directeur auto-école la prévention routière di remercier Modou Dieng ci initiative bi mu jël nekk en collaboration ak man pour liggéey ci wàllu formation jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci koñ bi. man nag yaakaar naa su ma waxee si wàllu prévention routière war naa ci wax parce que tout simplement dama nekk victime jóge ci victime boobu ñëw nekk acteur ndax li ma dugal ci sécurité routière accident la dama accidenté fii ci kër sëñ bi accident bu métti en 2005 nekk CTO pendant 1 mois nekk ci salle boo xamante ne chaque instant damay gis ñu ñuy génne di leen yóbbu morgue ba te tali moo leen rey mu nekk loo xamante ne dafa marqué sama dund lool ba noppi mu nekkoon année bu ma waroon def bac defuma bac année boobu ndax dama yàgg ci hôpital bi ma génnee mënu ma woon continuer examen donc bi ma génne nag ci laa jàpp ne c'est le moment que des jeunes s'engagent pour que lii ñu dund ñun ñeneen bañ koo dund ndax si wax rek mën ngaa changer comportement rawatina nag loo xamante ne da nga koo jot a dund ndax ku dundul accident yaakaar naa métti na ci yow waxtuma la ku ko dund donc tey jii bu fekkee dafa am un jeune comme Modou Dieng mu jug ne dafa bëgg a financer ay jeunes ci wàllu formation ak ci wàllu équipement pour ñu mën a liggéeyee deux roues loolu yaakaar naa lu ñu war a accompagner la mais lu ñu war a saluer la lan moo tax damay joxe benn anecdote bu ndaw rek dama ànd ak le ministre Omar Youm ñuy dem Ziguinchor mu waroon def projet bu mel nii war a financer ay xale pour ñu mën a liggéey ci deux roues yi parce que Ziguinchor moyen de transport bi fa gën a dox mooy deux roues bi ñu wàccee aéroport Ziguinchor y avait plus de 500 Jakarta mais ñu ko jël si ne dañ koy accompagner ma ne ko monsieur le ministre ban image la xale yi di renvoyer tey parce que ñoom dañu ñëw pour accompagner la pour projet te yow yaay définir politique sécurité routière xoolal jeunes yi y a plus de 500 motos bu ci nekk ñett nit a ci yéeg du yoon te kenn si ñoom solul casque ce qui veut dire que donc li nga leen di ñaax pour ñu def ko sax xamuñu nu ñu koy defee te nag tubaab dafa ne la façon de faire une chose vaut mieux que ce que l'on fait li ngay def ni nga koy defee moo ëpp njariñ fuuf ndax tey bu fekkente ne da nga ne da ngay jàngal nit lu ñuy nappee moo gën nga koy may jën boo ko jàngalee nu ñuy nappee ba noppi waxoo ko li koy aar buy napp jàngal ko nu ñuy nappee waaye jàngal ko lu koy lor tamit ndax tey jii bu ngeen xoolee cag-cag yi nekk ci dëkk bi bari nañ lool jafe-jafe yi ñuy am ci wàllu législation bari na ndax tout le temps ñoo ko ASP ñu ngi jàppante accident yi tamit bari na lool dafa dem ba léegi dafa dugg ci lu ñuy woowee rubrique fait divers maanaam dafa nekk loo xamante ne comme boo xëyee ni ngay dégloo émission fait divers yi accident yi noonu la demee moo tax choqueetul kenn parce que bu njëkk boo déggaan accident da lay choqué ndax bariwul woon te loolu li koy waral nag lenn la mooy dañoo nekk ci réew moo xamante ne dara doxul waaye dara saturé wul tamit rien n'est saturé dans ce pays mais dara doxul parce que dara dafay am ñëpp ñëw dugal ci seen loxo te kenn du xam nan lañ koy defee métier bii xale yi bëgg a def muy livraison métier bu am njëriñ la te fépp la am si àdduna bi
dem ba du ma bàyyi ma fen parce que day voyagé man wàcc naa aéroport Charles de Gaulle ma jël moto taxi mu yóbbu ma à 100 kilomètres de l' aéroport pour vous dire que ne dafa dox. Burkina bi boo fa demee tey les ministres am na ci ñoo xamante ne bu ñuy déplacé wu ci yenn agglomération yi ils se déplacent en 2 roues kon métier la boo xamante ne métier bu am importance si dëkk rawatina Dakar ndax bu ñu demee ba suñu autorité di décourager la voiture personnelle di bëgg a encourager si transport de masse c' est parce que xam nañ ne auto personnel doxatul ndax ñun ñu fi yor oto ñëpp ku ci bëgg a dem Dakar da ngay gaare xam ñu gaar ba wàcc dox parce que non seulement balaa ngaa dugg Dakar di nga sonn mais boo duggee doo am foo gaare alors que boo jëlee sa benn 2 roues man des fois sama bureau laay toog war a dem Diamniadio wala man war a dem Foire damay woo kenn ci booy dëkk HLM ñooy ñëw supporter la yóbbu la nga dem dox sa soxla ñëwaat ci benn 30 minutes boo jëloon sa oto tu consommes 10 fois plus de carburant ak temps perdu donc c' est quelque chose de très bien lu ñu war a encourager la ndax booy yi koy def ay booy la ñoo xamante ne jom rek moo leen ci dugal ndax am na say morom yi fi nekk kat defuñu lool de ñu ngi def naka sudul noonu mu mettuñu lool nag kon bu ñu demee ba ñoom ñu bëgg yaakaar naa ñun war nañoo mën a jóg accompagner leen moo tax nag may saluer vision bi moom mu am parce que am na ñeneen ñu ko def mais dañoo ñëw maye ay moto wala maye ay permis yam ci mais moom bu ñëwee mu ne booy dama leen di équiper wan leen lan mooy équipement bi nga xamante ne moom la dawalkat bi war a am mais aussi ma jox leen formation bi war donc loolu moom mooy le plus important de ce qu'il faut faire maanaam ki war a dawal moto xam fan la war a jaar xam nan la war a dawalee xam lan mooy courtoisie xam lan mooy respect parce que tey boo nee moto rek lu ñu leen njëkk a wax dañoo indiscipliné du ñu taxaw feu du ñu respecter piéton donc yooyu lañ leen njëkk a wax loolu lépp li koy indi nag en général mooy manque de formation parce que souvent man nit ñi dañuy wax naan sénégalais yi dañoo réew tali bi dañoo xat xol man leen du réewante ñàkk a xam la ndax bëri na ñuy dawal ci tali ñi ngi déplacé oto mais xamuñu li ñuy def donc ku xamul ak ku réew du benn moo tax ma jàpp ne tey former jeunes yi ba noppi jox leen ay équipement dafa important lool ndax accident 2 roues bu amee bu fekkente ne conducteur bi sol na casque am na 90% chance mu bañ a génn àdduna ndax man bi may accident dama soloon casque te ñaari oto ma mbëkk ñaari oto daf maa mbëkk ma daanu jug di daw pour traverser oto mbëkkaat ma donc bu dul woon casque bi te casque boobu ma soloon ba léegi mi ngi malheureusement dama ko fàttee indi bu ma leen ko wanoon li dal ci casque bi bu daloon sama bopp kon heure bi fekkatuma fi donc casque bi dafay sauver moo tax su ma gisee table yi ñu teg fi ay casque dans un premier temps sama xol day sedd parce que dafay renvoyer une image sécuritaire à ce que veulent faire les gens te boo jógee di uti wërsëg nag waroo cee loru waroo cee lore te looloo gën a important parce que da ngay wuti loo indi mais bu fekkente da ngaa jug di uti ba gaañu non seulement indi woo mais ña nga bàyyi ginnaaw waru leen utal dañuy obligé jug di utiwaat loo xamante ne moom lañ lay faje kon yow yokk nga ci xar mi karaw moo tax tey jii nii bu ñu ñëwee ñu ñaax jeunes yi ne leen da ngeen di ñëw ñu former leen ngeen xam nan la ñuy dawalee 2 roues parce que ñoom ñëpp mën nañ dawal 2 roues parce que formation sur le tas la ñuy def mais est ce que xam nañ réglementation bi ànd ak 2 roues est ce que xam nañ yan document nga war a am boo bëggee def càq-càq est ce que xam nga code de la route est ce que xam nga ban comportement nga war a am vis-à-vis des policiers et gendarmes ñi nga xamante ne le plus souvent dañ lay arrêté provoqué la nga réagir après ñu yóbbu la léegi nag say mbokk son di yéeg ak wàcc am na formation wax boo ko xamee da ngay xam ñoom seen logique xam nan ngay naxanteeg ñoom ba dem parce que da ngay wuti soxla woon lenn lu la tardé kon maa ngi remercier encore une fois Modou Dieng ci initiative bi mu jël di ñaax booy yi nag di leen xamal ne leen responsabilité bu mag a mag moom moo nekk ci seen loos ndax tey boo demee ba suñu yaay yi ñëw toog di ñu déglu ay chef d'entreprise ñëw toog te lépp pour yéen kese la war ngeen mën a xam ne partie bu important ngeen am ci société parce que jeunesse du handicap atu la Sénégal rek ngay nekk fii am 20 ans bëgg am yenn initiative yi ñu naan lan xale nga toogal xale mooy doxal àdduna hôtel bi gën a mag ci àdduna bi nekk Dubaï ñi ko doon tabax ingénieur ki ci gën a mag 28 ans la am ba ci suñu wàllu diine dañuy wax naan xare Badar yonent bi ba mu koy defi ñi ci gënoon a bëri ay ndaw lañu kon xale moo am kàttan te xale la xelam gaaw mag nag am na expérience mais l' expérience seule ne suffit pas dañuy jiital mag ñi bu ñu waree jóg ñu yëkkati xale yi ndax ñoo am doole ji nga xamante ne moom mooy jóg kon nag ay xale ngeen d' accord mais ay responsable ngeen parce que képp ku yor cag-cag rek jàppal na entreprise nga yor ndax livraison bi ngay def yamul ci jël bagage ak yóbbu indi comptabilité mi ngi si ndax saa yoo xëyee yaa ngi calculer ñaata nga war a sol carburant ban trajet nga war a daw li nga am naka nga koy rentabiliser ba mu mën a jur loo xamante ne yow sa wàllu bopp di nga jënd beneen moto jox keneen. di kontaan si initiative bi ñu fi fekk di nuyu suñu papa yi ñu fi fekk ak futur maire nag jël na initiative bu rafet envers jeune HLM yi te ñun dañoo sonn si ay njiit yoo xamante ne dañuy dundee askan bi te duñu dundal askan bi. nag bu ñu nee l'avenir de demain appartient aux enfants kon ñun tey jii nii kuy defar askan bi da nga war a commencer si ndaw ñi te bu ñu nee ndaw ñi xale yi taxu ñuy wax mais ñi dem ba dëgër war a yor réew mi suba ñun ñoo tax ñuy wax cag-cag boo yi ngeen di gis nii yëpp dañoo gëm seen bopp bu leen neexoon nekk si mbedd mi toog ba 2 heures du matin sàcc wala ñu nekk si bundu kër yi di xool lu ñu jëm randal yóbbu mais defuñu ko
lu ñu ñàq yóbbul seen waajuru ak seen i rak ak seen i nawle dañuy def kon bu ñu gisee ku ñëw di ñu jàppale si ñun si lu ñuy aar jox ñu casque jox ñu masque jox ñu gilet ba pare defal ñu formation kon kooku dañ koy gërëm di ko sant genre njiit yi nañ soxla ñun macha allah boo yëpp ñu ngi seen ginnaaw te dinañ ci jàpp te dinañ ci taxaw si kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun ku ñuy jàppale nañuy jàppale te gis nañu dafa taxaw si tànku jàppale ñu si kàttanu yàlla dinañ ci jàpp incha allah rabbi. asalaamaaleykum maa ngi ñuy ñëpp ñu fi teew di leen sant di leen gërëm di kontaan si initiative bu monsieur le maire wone parce que tey ñun jeunes yi HLM dañu gisul ku ñu jàppale mais ñu gëm suñu bopp leen bëgg liggéey tey suñu gisee nag ku ñu jàppale dañuy ñëw jàppale ko parce que tey lu mu def nii jëlal ñu ay casque pour ñu sol ko suñuy dawal pour ñu protéger suñu bopp bi suñu amee accident parce que suñu ndaw yi nii tey Matar Fall noo bokk koñ ak Pape Demba Sissoko noo HLM 6 tamit la dëkk parce que tey amaan na ndogalu yàlla am na mais tey amaan na suñu amoon casque yu baax si accident yi ñu def nii tey yàlla di leen si mën sauver am na ñoo xam ne tamit ñii accident suñuy dawal guddi parce que oto yi du leen gis bi duñ solee gilet ak foo mënti toll gilet bi dina signaler borom oto bi ñëw sa ginnaaw ak permis yi tey muy mayee tamit parce que soo defee accident te amoo permis suñu ñëwee duñ sax waxaale dañuy ñëw dugal si oto bi jël la defeere la kon tey suñu gisee nag suñu mag suñu nijaay bu ñëw dinu jàppale ñu amul leneen lu ñuy def lu ñu am yëpp dañ koy bàyyi ñëw jàppale ko parce que ku la bëggal sa avenir moo la bëggal sa jàmm kon ni Modou amuñu fayam si lépp lu muy woote incha allah bu neexee yàlla di leen si ñëw jàppale ko te di leen si am ndam bu soobee yàlla amul lu ñuy ragal amul lu ñuy tiit. di rafet di ñaan yàlla nag suñu rakk yi fi génn àdduna ñu yeggalee seen ndaw àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def te bu fekkente ni ñoom seen génn àdduna mën na tax suñu rakk yi tey taxaw nii yor seen scooter mën a yeewu xam ni njariñ loo fekkee dëgg la am ngeen jom am ngeen fula bugg leen talal seen loxo gëm ngeen seen bopp yéen a ngi koy ñefeek seen moroom yi ci tali bi waaye njariñ loo fekkee te suñu yaay yi toog tey boo leen gisee war ngeen xalaat ni àdduna bi dara jaru ko fi ndax léppay jeex nii dawalkatu oto bi di duggee ci otoom rek takk ceinture am ndax mooy sécurité am yéen suñuy rakk yi ñu ngi leen ñuy ñaan ngeen takk seen casque ndax mooy seen sécurité ndax man damay wax sama benn rakk buy dawal scooter code de la route mënul weesu jóge code point A yegg point B en un seul morceau te ndegam oto ak moto bu ñu laalantee liy metti li ci ëpp ci moto bi lay jógee bu leen xëccoo ndax benn 2 minutes 5 minutes boo xamante ni boo leen ko perte ci tali bi di ngeen yegg jàmm yegg jàmm bi moo ci ëpp solo ñu ci bëri nag dama leen ñuy raaj sama ñoom rakk yi ñoom Douda ñoom Omar lan moo tax doo leen takk seen casque yi parce que da ngay gis xale mu yor casque takk ko ci gannaaw moto bi di dawal te casque bi ñun ñëpp xam nañu ci kaw bopp bi la war a nekk ndax foofu la ëppee njariñ ñu ne dafa tàng mais kuy dund moo tàng ñi fi génn àdduna tàngatuñu seddatuñu te ñun dañ leen soxla ci suñu biir gox bi ba ci kanam a kanam donc suñu teewaayu tey bii bu fekkoonte ni kenn ci yéen rek kenn ci yéen ku daanu woon takk casque suñu teewaay bii tey buñ ci jógee dina tax bu taalatee motoom rek xalaat suñu taxawaay bii tey takk kaskam man de wax dëgg yàlla mën naa fi toog ba suba ci heure bii ndax jaral ngeen ñu ko ndax yéenay suñu rak yéenay suñu avenir te vraiment dara gënul métti deewu xale dara gënul métti deewu xale boo leen amee 20 ans 25 ans 30 ans nag dañuy yaakaar ne bu asamaan si doon wàcc sax bu ñu tàllalee suñu loxo mu taxaw waaye àdduna bi nag demeewul noonu donc vraiment seet leen ci suñu yaay yi toog ngeen seet ñu ci te ngeen takk seen casque takk seeni gilet da ngay dawal ci tali bi parfois sa yaram day daw ndax sur 10 scooters yu leen romb xaaj bi takkuñu casque boo taxawee ci feu rouge li téye oto bi ba mu taxaw moo war a téye scooter bi pour mu taxaw wante oto yi dañuy taxaw parce que feu bi rouge na ça veut dire que beneen sens bi feu bi vert na ñoom ñuy njëkkante di dem te oto bu dalee sa kaw ak boo dalee ci kawam yëpp liy metti ci sa kaw lay jógee notre jeunesse perd un lourd tribut
face à ce fléau ci ay pertes humaines ci ay traumatisme crânien te loolu yëpp ni ko borom auto école bi waxee léegi boo leen takkoon seen casque xëy na mucc am yàlla bu soxlaawee jàmm bu soxla ñàkk ala kuli àll waaye du ñu tere nag ñaax leen ngeen gën a góorgóorlu gën a takk seen masque takk seen gilet man de kenn si yéen rek bu ko defee gëm naa ni suñu jàmm wàcc na jërëjëf. saa su nekk rek dama leen di conseiller di leen xamal ni ñi fi jógee gënuñu leen te du suñu njàmbaar moo ñu fi bàyyi parce que bu dee benn fan wala ñaari fan am nañ lu ñu ci yàlla defal la nga xam ne maanaam def nañ fi lu ne mais nag ñi dem moom yàlla fañ jëm yàlla na leen fa sunu borom teerale firdawsi waaw parce que sama grand bu baax ngi ni toog muy Maam Demba ki muy wax muy Babacar Gueye man daanaka man moo ma def li ma doon tey su ma amee benn tur bu ñu may woowee sax grâce à moom la moom tamit ñoo ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fa mu jóge waaw bu loolu weesoo tamit saa su nekk rek li ñuy conseillé moom nit ku nekk war nga ko def sa xel maanaam yàkkamti tôt ou tard fa nga jëm bu dee 1 minute la bu dee 2 minutes la di nga fa yegg mais la nga xam ne maanaam moo ci gën a am solo mooy casque bi ñuy digle tey amaana nit ki moom boo wérul rek mënoo liggéey kon saa su nekk rek jeunesse bi dañ ciy bàyyi xel ku nekk nag saa su nekk nag dëgg la di nga ko wax mais la nga koy wax da nga ko cee jiitu man ki ma jiitu ma topp sa ginnaaw parce que bu ma la jiitoo rek toppal sama ginnaaw parce que boo toppee sama gannaaw fa nga jëm da nga fa yegg mais tey suñ demee ba Modou Dieng am initiative bu rafet bi jël casque di ñu ko jox mooy daanaka saa su nekk xam na ni jeunesse bi ñoom ñoo war a liggéey HLM nañu bañ tamit ñu ñuy fekk ñuy toog ñu ñuy jox 5000 pour yóbbu ñu ci benn affaire boo xam man doo ma jox 5000 di ma xiifloo 10 ans parce que gëw ma loolu jeunesse nag buñ la nee jeunesse xale mooy liggéey xale bu demee bañ na mooy liggéey nag kon saa su nekk la nga bëgg tey Modou li muy investir mënoon na ko def ci poosama mais am na lu mu bëggal HLM moo ngi nii toog dama ko koy wax chaque jour joxoma ma lekk joxoma ma naan mais am na lu nu yàlla boole la nga xam ne maanaam muy la nga xam ne maanaam ambition am bu dee ñetti nit sax créé na emploi di ko fay mais kooku tey bu yoree HLM am na fu mu ñu jëmee mais nag nit ku nekk moom bu ñu koy jàppale waaw day fekk liggéey bi da la ciy jiitu te saa su nekk bu wootee da ciy jiitu kon ki nga xam ne maanaam jiitu na pour yóbbuñu kon saa su nekk rek nañu xam ne la nga xam ne lim ñu woo fekk nañ ko ci mais nag man am naa yaqin ni sunu borom li mu bëgg dina ko defal ci barki Seexul Xaddim waaw. pour permis yi nag damay conseillé waat tout tànk yi dëgg la tamit nit ku nekk nit ngay doon doo jëf lu dul jëfu nit dëgg la tali bi tamit ñun ñëpp a ko bokk mais tamit nit ñi mën nañuy dawal xol yi bokkuñu nit ñi bokkuñu man bu dee man la de weesu naa fu may xëccoog oto parce que dëgg la nit ki ci loo gis lu nekk compte boo gis 1 lay commencé tey boo tàmbalee dawal dëru lu ñu wax da nga yaakaar ni danga kaa mën kenn mënu ko kenn moomu ko parce que boo demee ba yàlla suturaal la nga mën a dawal oto dawal ko 100 rek da nga xam ne lii xajul ci kaw moto waaw boo ko xalaatee rek pour man war nga amaat xel di moytu casque yi moom nañu bàyyi di ko négliger ñi fi dem ñëpp loolu leen yóbbu mais dañ leen di ñaanal sunu borom xaare la leen fi daw si ci barki Seexul Xadiim rafet na torop maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay di nuyu monsieur le maire notre futur maire waaw Mamadou Dieng di ko gërëm bu baax a baax waaw di ko sant ci initiative bi mu def daanaka ñun amoon nañu lu nu metti torop waaye moom dafa ñëw wàññi ko bu baax a baax macha allah waaw defal nañu vraiment waaw di ñaax nag sunu doom yi nga xam ni ñoo fi def ñun ñëpp ñoo leen jur ñoom ñëpp ñoo leen jur ñu leen di ñaan daal ñu prudence daal ci tali bi te ni takk seen casque bu baax a baax waaw ñu ngi leen di ñaanal nag fu ñu toll di leen ñaanal di sant monsieur le maire monsieur Mamadou Dieng ñu ngi lay sant bu baax di la wax ñi ngi sa ginnaaw dinañ la jàppale bu baax a baax a baax waaw di leen ñaanal rek xale yi dem waay dawlu yi yàlla xare leen ca àjjana firdaws waaw ñu yeggalee fa seen ndaw yàlla moom bu soxlaa jaam ñàkk waaw dañuy nangu rek ndogalu yàlla jërëjëf di sant ñi fi toog ñëpp nag waaw di ñaanal sunu doom yi yàlla sàmm leen
yàlla baax na. tula taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñi teew di ziar mais je vais commencer par dire man dama am lu nga xam ne daf ma naqari damay commencer sax par ñaanal ñi génn àdduna parce que tey jour bu émouvant la kenn mënul wax dara ñi ngi ñaan seen doom yi génn àdduna suñu borom xaaral leen àjjana firdawsi ñu juboo ak seen borom te am nañ ci xel mu dal ak yaakaar man je me dis que qu'ils sont partis terminer une autre mission suñu borom nag lu muy jëlee doomu aadama jiitu na juddoom lii dafa jiitu moom la ñu njëkk a bind ka seen judd donc dañuy sant yàlla di ñaax tam parents yi di leen defal nee leen nañu am yaqin ne que seeni ay doom ña nga ci wetu rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam di continuer seen mission foofu ma teg ci nag di wax ak jeunes yi taxaw ni man sama xel dalul ci yéen parce que cérémonie bi ñuy def nii ñun ñi nekk autour cérémonie bi ça ne nous concerne pas yéen la concerné mais ku ci nekk da nga dem taxaw fële di waxtaan dalul dara sama xel te ñi ngi leen di ñaax sànq ba léegi apparemment je me dis que liñ leen di wax xëy na da leen neexul wala dara j'aurais bien aimé ngeen déglu ngeen suivre conseil yi fi jóge te ñu jox leen ko di commencer nag par remercier waa ànd suqali HLM muy un mouvement bu nga xam ne chaque jour ñu ngi wan waa HLM que ne on a un mouvement noble boo xam ne ay HLMois kese doomu HLM ñoo ko formé ay chef d'entreprise jël seen doole di ko def pour la bonne marche de la commune des HLM pour un bon cadre de vie des enfants des HLM de la jeunesse HLMoise donc ñuy gërëm ñëpp commencé ko ci président Modou teg ci secrétaire général Demba Gueye teg ci suñu sœur Seyni Bey bi nga xam ne elle n'a ménagé aucun effort pour la fourniture des casques ni mu fi waxee léegi ak xol moom la casque yi gën a ñor mu génnee ci dooleem ak poche am ak ñeneen def ko ci donc mention spécialement ma petite sœur di wax ne rek nii la entre autres nag yeneen membre mouvement bi mënuñu lim ñëpp ñu nga xam ne dañoo jël seen doole poche seen doole xel seen kattan yëpp def ko ci pour lii nekk une réussite pour que ñun ñu am ay jeunesse yu nga xam ne ils seront saufs fu ñu munti dem parce que seen vie moo ñu gën a ñoral Modou jeune la comme yéen toog ci mairie bi ñoru ko mais il est en train de sauver la vie des jeunes HLMois maanaam yërëm na seen waajur yi mais yërëm na leen yéen bëgg na ngeen liggéey def seen poche mais ngeen am xel mu dal ci liggéey bi ngeen di def ak vie bu sauve moo tax tey mu defal leen lii def leen formation pour permis defal leen ay gilet fluorescent yoo xam ne quand vous conduisez la nuit oto yi dina leen mën a gis xàmmee leen pour que ngeen sauver wu defal leen ay casque aussi pour ngeen sauver en cas de choc donc Modou jërëjëf encore waa ànd suqali HLM jërëjëf mais je remercie aussi mon frère Moustapha Gueye Moustapha jërëjëf parce que je te suis chaque jour à la télé dañuy échanger sax maak yow yaa ngi ci prévention routière yaa ngi ci lépp donc dañ lay gërëm ñu tourné tam di gërëm encore équipe bi taxaw ni yor visuel bi nar ko publier pour nit yi xam tam ce qu'on fait pour les HLMois parce que c'est très important am fi nag ay gan aussi gan yoo xam ne ñu ngi leen di dalal ak jàmm muy sama sœur Ndeye Awa ak sama beneen sœur bu mu àndal ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm di gërëm aussi Marie Thiam di gërëm aussi parents yi fi toog parce que munoon nañ par éthique ku nekk xam nga ne seen doom yi bi ñu génnee àdduna métti na leen mais dañu taxaw def témoignage pour d'autres parents donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal aussi yàlla may leen xolu muñ encore une fois
sàmmal leen njaboot gi ngeen fi dese ba ñu nekk di leen toppatoo di leen sàmm donc jeunes yëpp ñu ngi leen di gërëm aussi di leen ñaanal yéen ñi fi des yàlla sàmm leen te lépp loo leen di liggéey suñu borom barkeel ko ba ngeen ameel ci seen waajur tey ñaan lii nag bu mu amati yàlla nañu yàlla suturaal musal ñu ba benn jeune dootul amati problème de scooter wala di def choc yàlla am na ko mën na ko pour jaam yi la yàlla nañu ko defal incha allah jërë ngeen jëf.